Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi safoo télévision Time for Africa da leen jàmm ci xibaar yi luñ fi nar a waxtaanee bokk na ci mbirum troisième mandat ginnaaw bañ ko laajee njiital réew mi président Macky Sall fare ca France sénégalais yi nag yéen nañ ci yàbbi rek lu ñu bëgg mooy président daal di leen tontu ba tey rek jëlee fi lépp luy xoqatal ak métitat bu ñuy def jigéen ñi fii ci Sénégal ñi di waa ONU Femmes nekk ab kuréel bu mag ñoom ñoo ne lu ñu bëgg rek mooy jëlee fi képp koo xam ne rek da ngay sonal ak métital jigéen loolee tax ñu daal di appal lu toll fukk ak juróom benn fan yoo xam ne dañuy amal ab sensibilisation fii ci réew mi ñu wax ci leneen jëmale ci série sénégalaise maanaam si théâtre yu bari yi nga xamante ne ñu ngi koy teg si télé yi yu bari nag jàpp ne amuñu benn njëriñ ci jamono ji nga xamante ne dafa dëppawul ak suñu aada ak cosaan sénégalais yi ñoo ci yàbb fii ci journal ji xibaaru bitim réew tàggat yaram ak métier du jour ñooy ndar képpe yi la jotaay xibaar dal leen jàmm dal leen jàmm mbokk yi ci xibaar yi comme ni ñu ko daal di waxtaane woon ca ndoor benn ba xam ngeen njiita réew mi amal na démb moo nekkoon ganu ñi di télévision française boobu ñu gën ko xam ci France 24 ak lii di RFI ginnaaw laaj buñ ko laaj ci li jëmale ak Afrique président Macky Sall la ma gën a métti lu mooy rek jafe-jafe yi nga xamante ne moom la Afrique di jàmponteel jamono ji waaye tamit bañ ko laajee ñaari laaj bokk na ci lii di lu mu dàkkaloon li di poste premier ministre ak li nga xamante ne rek mooy élection ñu jëmal troisième mandat waaye ba tey nag président Macky Sall tontu ya mu doon tontu fii ci Sénégal moom la tontuwaat ñi di waa RFI ñu déglu précision yi ak kii di Momar Seck. njiitu réewum Sénégal di Macky Sall démb nag mu nekkoon gan télévision RFI ak France 24 comme ni mu ko taamoo di ko amalee wax na nag ci actualité bu Sénégal ak ci diwaanu Afrique bokk na si nag kaaraange gi ak wàllum terrorisme ginnaaw nag bi ñu ko laajee lu jëm si wàllum terrorisme boobee nee na nag noppi ne ba pare ngir defante ak ñooñu. wàllum terrorisme nag yaakaar naa ne réewu Afrique yëpp ñoo si war a jóg xeex ko loolee bokk na si sax ñu booloo suñuy doole bu fekkee nag fii si Sénégal la moom loolee waaj naa ko bu yàgg ndaxte soldats si tàggat nañu leen ci lépp loo xamante ni war na mën a dal Sénégal ëllëg. fondamental pour le Sénégal de défendre son territoire quoi que ça puisse coûter. ñu laaj ko lu jëm ci wàllum poste premier ministre bi nga xamante ni bëgg na koy indiwaat fii ci Sénégal moom njiitu réewu Sénégal ne daal jamono ji moo ko laaj. mbirum poste premier ministre bi loole nag dama jàpp ne politiku Sénégal moo ko laaj jamono ji moo tax ma jàpp ne dinaa ko indiwaat ndaxte bopp njiitu Union africaine bi ma war a jiite loolee dama yaakaar ne day diis ci man moo tax ma ne ma indiwaat poste boobee. muy leeral itamit anam yi nga xamante ni moo taxoon mu dindi fii poste premier ministre boobee. waaw poste premier ministre bi dindi ko fi nekkuloon ab erreur ci man ndaxte dama jàppoon ne rek mënoon naa jiite lépp loo xamante ni mooy wàllum yorinu réew mi teg ko suma loxo ngir nag liggéey bi gën a gaaw moo taxoon ma def loolu. laaj bi nga xamante ni ñii di waa RFI laaj nañ ko mooy nag candidature am ci wàllum élection yi ñuy dëgmal moom njiitu réewum Sénégal teg tànkam fa mu ko tegoon. ce débat. sama candidature ci élection 2024 yaakaar naa ne nag loolee dafa nekk wax yu bari waaye damay xaar nag ba bés ba jot ma wax ko. le ni oui ni non il faut. ni oui ni non. waaw loolee man maa ko waxoon. waaw dama jàpp ne su ma waxoon waaw dina indi ab njeexantal ci ñi nga xamante ñoom ñoo ma wër ci anam yi ñuy liggéeyee moo taxoon waxuma ko waaye nag su ma waxee déet xaar naa ne dafay doon mbir moo xamante ni presse locale bi daañ ci wax yu bari ba daal dana indi ay leneen loo xamante ni day yàq liggéey bi moo xamante ni moom laa sumb. mu nekk yeneen kàddu yoo xamante ni moom président yëkkatiwaat na ko foofee ca tugal kàddu yooyee gën di indi nag waxtaan fii ci Sénégal. ñu desandi ci wàllum troisième mandat pour président Macky Sall daanaka jamono ji sénégalais yi nag lu ñu bëgg rek mooy ñu xam ndax day nekk candidat wala du ko nekk li ni mel nag tax na suñu reporter bi di Barthélemy Koli wàccoon na ci terrain bi ngir rek laaj ñenn ci askan wi lan mooy seen xalaat ci mbir woowu ñu déglu élément bi. sampaat lëndëm ñetteelu yoon ci élection présidentielle yi ñu ñëw nekk lu lëndëm lool ci bopp sénégalais yi le waaye moom jiitu réew mi di Macky Sall yeeyu sax yàbbi sax ci mbir moome loolu waral ab coow ci ñenn yi ginnaaw ba jege ñaale Macky Sall ñi ñoom gisuñu li ñu mel. Macky Sall peut-être que dafa am choix bu wala tamit comme yeneen président yi lu leen dal rek mooy foxole bi rek waaw parce que tamit xam nga. Le fait de gouverner tamit xam nga ça dépend de la situation et du climat laquelle le peuple s'y attache quoi et que tamit loolu tamit circuit la boo xam ne tamit
c'est normal que président yi tamit di ko doxalee noonu wala tamit xam nga choix yi wala coow yi di si bëri quoi. su doon moom kese wala mbir mi aju si moom donc président Macky Sall di sama xalaat du samp ndëndëm waaye nag ñi ko wër lu jig jaag ñooñu ñooy njaag. point de vue aussi xëy na bëgg na bàyyi mais ñi mu àndal aussi ñoo bëggul mu bàyyi waaw loolu tamit si la bokk mais yaakaar naa su nekkoon sagoom rek moom 2 mandats lay def bàyyi waaw su nekkoon 2 mandats lay def jékki-jékki xaar ba au dernier moment mën na day présenté loolu tamit mën na déstabiliser dëkk bi loolu tamit yaakaar naa ne war na ci xalaat waaw loolu aussi mën na ko pousser mu bañ a def 3e mandat au moins pour stabilité politique am ci dëkk. ay xalaatom dépôt ak kii niile moom ay kàdduwam moom jafe-jafe mandat présidentiel yi ci Afrique dafa doon lu jafe. donc daanaka pays africain yëpp loolu moo fi am bu ñu waxee 2 mandats la ñuy def après yokk ñu benn wala ñett muy noonu donc pour man daal entourage am ñoom ñoo gën a poussé tamit ñu am parce que moom xam naa bu fi jógee moom APR moom pour amaat beneen base bu dëgër moom dina jafe noonu quoi. doole nas ak nocc ci population bi la aju suñu bëggee ñooñal démocratie bii de dinañu saloo farlu ak déggu ci ay wax ak jëf ngir ñu jàmmal réew mi ci wàllu politique ak ñenn ñi ñu mel. jërëjëf Barthélémy Koli ba tey dañuy desandi ci xibaaru lii di 3e mandat ginnaaw rek laaju askan wi am na kenn koo xam ne rek journaliste politique la mi ngi wuyee ci turu Abdoulaye Mbow moom nag dal na ci amal ab faram-fàcce mi ngi xamle rek kii di président Macky Sall xam na ne lii di constitution bu Sénégal daf koy tere mu daal di posé waat li nga xam ne mooy candidature am nañ ko déglu ci téléphone Momar Seck. président Macky Sall du gulet mu wax loolu def naa ni waratuñ ko see laaj parce que la mu waxoon rek moo am solo la mu waxoon moo di lan moom constitution moo ko tënk article 27 moo ne nul ne peut exercer plus de mandat consécutif wax na ko le 31 décembre 2018 nii bu ma Sénégalais yi renouveler seen confiance def naa ni pare naa ci li nga xam ne moo di mandat yi donc buñ ko toppee di ko laaj dafay mel ni sax ñun suñu bopp moo bëgg mu ne 3e candidature kon bokk nañu jàpp ni moom moo waxoon ni du bokk jàpp nañu war a mën a jàpp ni du bokk te constitution bi nee na ko doo bokk kon bokk nañu jàpp ni effectivement moom du bokk defe naa ni loolu kese moo di tontu ci question boobu moom mi xeexoon 3e mandat ba fukki bakkan ak ñeent wax ci diggante 2011 ak 2012 defe naa ni ngi dugalaat Sénégal ci guutu gu mel noonu ci jafe-jafe yu mel noonu le ëpp solo mooy mu respecter la parole donnée mais au-delà de la parole donnée mu respecter li nga xam ne moo di chaque ndey réew mi di constitution bi def naa ni daal loolu bu si jàppee nekk ci loolu defe naa ni Sénégal dina am jàmm te Sénégal am jàmm nag moom xam na ni Sénégal amee jàmm Sénégal pays de droit moom xam na naka la Sénégal nekkee pays de droit Sénégal nekk pays apaisé politiquement stable politiquement moom xam na naka la te amul beneen yoon lu dul respecter li nga xam ne moo di constitution Sénégal te constitution Sénégal moo ko ne monsieur le président def nga ñaari mandat de waaye 2024 mënatoo bokk mu ne waaw liñ constitution de wax nga dëgg man maa sa xaatim def référendum 2016 wax ko Sénégalais yi laata ñu may falaat ñu ne buñ ñu ma ne suñu ma falaatee mooy parrainage kon bokk 2024 de la ëpp jàmm mooy mu bàyyi Sénégal ci jàmm. ñu àddu dem ci leneen junjoon naa leen ko mbokk yi ci boppu xibaar yi ginnaaw rek métital ak li nga xamante ne violence la ñuy def jigéen ñi di ONU Femmes nekk kuréel bu mag fii ci Sénégal ñoo xamante ne dañoo jokkoo takk temb ngir rek xeex li ni mel ñoo amaloon niki démb ab sensibilisation nit ñi ma lu ñu bëgg rek mooy bépp jigéen boo xam ne rek mos nañ la toroxal wala rek ñu daal di violer la dinañ ci déggoo taxaw ba def si ay jéego kii di Ousmane Niang demoon na teewal suñu waa télévision ñu déglu ko. métital yi ñuy métital jigéen ci façon yu wuute waa ONU Femmes loole la ñuy xeex. métital yi ñuy métital jigéen ñi xëy na ci seen yaram psychologie physique ñun pour ñun violence faite aux femmes mariage forcé ci la bokk excision ci la bokk yenn pratiques traditionnelles yi autour du veuvage ci la bokk donc ñun loolu yëpp dañ koy xeex mais jigéen ñi tamit dañuy war a bàyyi xel te xeex bi tamit ci autonomisation la nekk c'est aussi l'argent le nerf de la guerre c'est aussi l'argent et les femmes ont toujours été confinées à des petits montants.
jigéen ñi donte ne am na ñuy dund lu metti am na ñu am jom soxna si chef d'entreprise la menuiserie tapisserie lay def. bi may am 13 ans laa commencé def menuiserie tapisserie metti woon na nag début parce que aw ma woon bi ma taxawee nii yaay damay ubbi atelier daf ma ree ni ma am nga fit bi de ma ne ko wax mais amaguma xaalis pour ma léegi nu ñuy def comme moom marché bu muy lay def ma ne ko damay dem marché parce que man la maa jaay. waa DER tamit kenn damul ñu des dañoo taxaw ngir gunge jigéen ñi ci bile xeex. comme ni ma ko waxee sànq DER ak ONU Femmes dañu lëkkaloo ba ñu daw tàmbalee liggéey ba tey. violence bi dafa bëri ay façon donc yenn façon yi mooy ñi nga xamante ne dañ leen di dóor di leen gaañ ak yooyu mais am na tamit ay violence yoo xamante ne ce sont des violences économiques maanaam ñuy noot jigéen ba nga xamante ne du mën a liggéey wala bu liggéeyee tamit lu mu liggéey du ko moom ak yu ni mel donc ñun suñu wàll mooy faciliter accès au crédit maanaam joxe ay financement yooyu li si ëpp 75% yi ñu ngi ko jagleel jigéen ñi. jigéen ak solo su mu am ci société bi waa ONU Femmes ne warut a nekk di nangu rek luñ la teg nga tegoo ko waaye jóg liggéey xeer ba nga xam ne lépp loo xam ne seen droit la ñu am ko ba mu mat sëkk. jërëjëf Ousmane Niang ci leeral yooyu nga xam ne moom nga ñu indil ci loole sax la ñuy desandi ginnaaw fukki fan ak juróom-benn yooyu ni ki suba lay daal di jeex moo tax nag ñi di association nationale des actrices culturelles maanaam jigéen ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci wàllum art ak culture ñoom ñoo amal suba ca centre bopp nee na ñoom it dañuy amal seeni sensibilisation ngir rek jàppale ñi di ONU Femmes xeex jëlee fi lépp luy xoqatal ak métital bu ñuy def jigéen ñi jot nañ ci jokkoo kenn ci ku bokk ci association boobee wuyoo si turu Joséphine Mboub ñu déglu si téléphone Aminata Kor. muy association boo xamante ne képp kuy actrice culturelle rek nga doon écrivaine doon comédienne doon styliste doon danseuse bépp xeetu forme d'art boo xamante ne jigéen mu ngi koy exercer bokk na ci association bi. ba tax na nag di ONU Femmes décrété 16 jours d'activisme yi pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ñu gis ci suñu bopp ñu ne ñun tam dañuy def durant ces 16 jours d'activisme benn bés boo xam ne dañ koy jagleel maanaam ñun tamit jigéen ñi ñu surtout rawatina ñuy yëngu ci wàllu maanaam culture nga xamante ne tamit foofu tam day am ay forme de violence ay forme de chantage yi nga xamante ne jigéen ñi nekk ci biir secteur bi dañ koy dund looloo tax ñu taxawal bés bi mais vendredi 10 décembre muy dernier jour 16 jours d'activisme yi dinañ def benn événement au niveau du centre de Bopp. jëlee fi lépp luy xoqatal ak métital bu ñuy def jigéen ñi yaakaar naa ne xeex la boo xam ne jigéen bu ne war nga cee bokk waaye tamit dinañ ci boolewaale góor ñi nga xamante ne jàpp na ne ñoom ñoo leen koy def ñu àddu dem ci leneen wax wàllum wér-gu-yaram fii ci Sénégal lu toll ko juróom-ñetti téeméeru ndaw nag la ñu jàpp ne at bu jot ñoom ñooy am lii di cancer boobee ki ko xam ne rek di jëwriñ bu ñu denk wàllum santé ak action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko xamle ñi di waa OMS nag ginnaaw ba chiffre yi génnee ñoom nee na lu ñu bëgg rek nekk kuréel bi nga xamante ne mooy saytu wér gu yaram fii ci àdduna bi lu ñu bëgg rek mooy xeex ba at bu jot rek mbir mi daal di wàññeeku naka noonu sax jëwriñ bi ñu denk wàllum wér gu yaram di Abdoulaye Diouf Sarr pare na ngir lëkkaloog ak kuréel bi nga xam ne dañuy xeex lépp luy feebar bi nga xamante day wàllaate ñu amal ab jàngat rek ndax jëlee fi bile feebar jamono ji nag télé yu bëri daal di diffuser li nga xamante rek mooy théâtre ñu bëri ci askan wi gis ne li ni mel nag dafa bëri ay séquences yoo xamante ne dafa ñaaw lool nga toog ak say waajur rawatina xale yu ndaw yi ñu di koy seetaan ndax li ni mel dafa dëppoowul ak suñu aada ak cosaan sénégalais nag yéen nañ ci yàb bi ñu déglu reportage bi nga xamante ne Seynabou Diaw ñu ko defal. série yi bëri lool jamono ji ci télé yi ñu siy gis yenn saa yi ay mbir yu doy waar mu nekk loo xamante ne amul woon ay jamono ndax bu njëkk ba théâtre daana doon yeete ci seen nekkin. ñun daal bu njëkk ba bu ñu daan seetaan film pour ñu yeewu woon la daal ñun film moo ñu yee ba ñu toll ni ñu toll nii. théâtre yi ñu koy bind la ñu war a waxal ndaxte luy nji ñoom ñooy njaag. man pour man ñii di bindaa série yi wala ñii di théâtre yi wala am nañ ci tamit part de responsabilité quoi parce que bu xool ni lu bon la ñuy seetaan rek ngeen ne lu bon laay tourné pour gars yi mu ko seetaan pour mu am sama propre lu ma joxee dépense quoi pour man affaire bi loolu mooy différence bi quoi. loolu waral sax góor gi du seetaan sax théâtre. au début maa ngi ko doon commencé seetaan après je suis vite dama déchanté
si wàllum cinéma fii si Sénégal dox lool jamono ji théâtre yi bëri lool ku nekk ak bi nga taam waaye nag li ma ta jël mooy li mooy ngoog suñuy aada ak cosaan. jërëjëf Seynabou Dia ci leeral yi ñu àddu dem ci leneen loo xamante ne rek buñ ko junjee nag suñu mbokku joolaay ak pël yi dinañ xaw a tiit lool boo moytuwul nag ci njeexantalu at bi dinañ yokk li nga xam ne rek mooy mburu bi li ni mel nag ki ko xam ne di Aminata Assome Diatta nekk ministre bu ñu denk wàllum commerce bi waaye nee na nag benn dogal jëlaguñ ko laata loolu dinañ waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy boulanger yi rawatina ñi nga xamante rek dañuy jaay mburu fii ci Sénégal ginnaaw grève bu ñetti fan yi nga xamante ne amal nañ ko ba askan wi yëpp daal di ko ñaawlu ñi di transporteurs yi amal nañu nag ab waxtaan ak ministre bu ñu denk wàllum transport bi rawatina ñeneen ñi nga xamante ne ñuy yëngu ci secteur boobee ci ñaari fan ci talaata bi ak àllarba bi la ñu daan amal waxtaan boobee ngir rek daal di samp ay kàddu yoo xamante ne li ni mel du fi amaat lu ñu njëkk daal di waxtaanee mooy rek surchargement yi ñu daal di gis ci camion yi loolee sax day yàq oto yi amaat nañ loo xamante ne waxtaanaan nañ ko nee na rek camion yi lu ñu yëpp dafa bari te warut a dépassé 50 tonnes ñi di policiers yi rek war nañu def seen i liggéey ci noonu nag ki nga xamante ne moom lañ dénk moo nekk directeur route Sénégal fii di Mamadou Alassane Camara moom nee na lu mu jàpp rek ne budget bi Sénégal état jox ñi di transporteurs yi dafa tuuti mu ngi tolloo ci 60 milliards waaye nag war nañ ko mun a yokk ba 80 milliards buñ ko defee rek yaakaar naa ne jafe-jafe yi am foofu dina wàññee ko ci noonu moom Mamadou Alassane Camara nee na lan moo tax sax jamono ji jigéen ñi duñ leen dugal ñu bokk ci ñi nga xamante ne dañu dawal woto yi mu nekk xibaar yu dippee woon ci talaata ci àllarba bi ginnaaw seen waxtaan ju mujj ak ñi di transporteurs yi. xibaaru bitim réew la ñuy waxtaanee fii ci journal bi dem ba Cameroun jàppandoo moo fa am ci diggante ñi di éleveurs yi ak ñi di nappkat yi ñoom ñooñee nag dañu am benn jàpparloo ba tax nag ñu bëri ca askan wa ña nga daw rek wutali ca Tchad jamono ji nga xamante ne ka nekkoon chancelier bu Allemagne di Angela Merkel nag am na ku ko wuutu jamono ji ñu déglu leela di ak Bassine Niallo. xibaaru biti réew yi dañ koy dooree ca Cameroun nag xeexoo bi dox ci diggante sàmmkat ak nappkat tax na ba askan wi nag daal di daw wutali ca réewum Tchad nag ci week-end bi ñu weesu conflit boobu nag daal di nay jege loolu périphérie bu Kousséri nekk ci ville bu bët gànnaar bu Cameroun li ni mel nag moo tax ba benn ci pàcc ci askan wi nag daw làqu ca fleuve bu N'Djamena boobule fleuve sax moo dox ci diggante capitale bu Tchad ak ville bu Cameroun. nemmeeku nañu fa ab trafic buñ fa mësuta gis démb ci àllarba bi yemoo ko juróom-ñetti fan ci weeru décembre ñi nga xam ne ñoom lañ fa tekk ngir ñu wattu kaaraange bi rawatina ci wàllum terrorisme lu ëpp téeméeri doomu aadama ñoo fa wàcc ci ab gaal di nettali seen tiitaange bu ñu dund ca beneen wàll ba keneen ci ñoom di nettali nag dañoo taal ay kër bokk na ci këru meeru ville ba ak yeneen ci ay taax yi nga xamante ni daal leen a taal si safara soose loolee tax na nag ba ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu kaaraange ga nag daal di leen yóbbu ca capitale tchadienne ba nag ngir ñu daal di làkku foofu ñeneen nag ci ñoom daal di yegg si yees nag ànd ak tiit ak njàkkare ñoom itamit di nettali la ñu fa jànkoonteel ginnaaw réewum Cameroun nag dañuy dem ca Allemagne foofee nag réewum Allemagne dafa mel ni dañoo wan ginnaaw ki nga xamante ne ni Angela Merkel nag ginnaaw fukki at ak juróom-benn yu mu def ci bopp nguur bi moom Angela Merkel nag daal di nay jéggal lenge yi ki ko fa wutu di Olaf Scholz ñu tabb ko ni ki démb yemoo ko juróom-ñetti fan ci weeru décembre waa Bundestag ñoo amal li ni mel Bundestag boobu nag daal di nay laaj ki nga xamante ni mooy Angela Merkel naka la gisee boobule tabb bi nga xamante ni tabb nañ ko Olaf Scholz moom Angela Merkel nag daal di nay tontu ne ànd na ci li nga xamante ni mooy ndamu Olaf Scholz boobule moom mi nga xamante ne nii nag ñi ko tabb bokk na ci majorité ba ak ñi nga xamante ne ni ñooy socio-démocrate ak écologiste yi ak tamit libéraux yi moom nag daal dinay kontaan lool ci tabb bi nga xamante ni tabb nañ ko waaye Angela Merkel nag moom nekkatul député ci turbine ba la toogoon loolu taxul nag ba ñi nga xamante ni mooy député yi daal dinañuy jug daal di koy sargal. ñu wax ci tàggat yaram dem ca fédération sénégalaise de football ki nga xam ne rek mooy Djibril Wade nag kii di Abdoulaye Sow moo ko nar a wutu waaye nag boobee nomination indi na ay wax yu bëri ci biir fédération boobee jamono joojee ñu dem ca championnat du monde de tekball sénégalais bi di Mame Cheikh Fam nag moom nag ma ngi fay def ay jéego jamono ji sax dafa war a football li nga xam ne rek mooy 8e de finale Lérari ak Momar Seck.
xabaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak coow li ñu nemmeeku ci biir fédération sénégalaise bu football buñ sukkandikoo ci journal bi di record di xamal ne daal am na coppite gi fa am ndaxte kii di Djibril Wade moom mi fa nekkoon vice président dañu ko nag jëlee ci poste boobee teg fa kii di Abdoulaye Seydou Sow moom mi la nekk jëriñ gu ñu dénk wàllu urbanisme gi cet ak cell gi ak logement yi moom mi la sax moom moo doon président ligue amateur bu Sénégal ba tey nag journal bi di xamle ne daal li nga xamante moo di ndogal loolee conseil d'administration bi dina ko nag dëggal yóbbu ko fa nga xamante ni moom moo di comité exécutif bi ñoom ñoo war a dëggal mbir moomu mbir mi yemu ci ndaxte nag coow li nga xamante ni am na ci Abdoulaye Seydou Sow moom mi lee nar a nekk nag ki toftalu ci maître Augustin Senghor nekk nag koo xamante ni bëri na ay poste lool ndaxte ginnaaw bi mu doonee vice président fédération sénégalaise bu football moom moo jiitee ligue football amateur waaye tamit nekk jëriñ gu ñu dénk wàllum urbanisme bi ak cet geeg cell gi mu nekk coow loo xamante ni kon am na foofee sa fédération sénégalaise bu football leneen ci xibaar rek muy championnat du monde tekball xeetu sport boobee jamono ji ñu ngi koy amal foofee sa diwaanu Pologne doomu sénégalais gi nag di Mame Cheikh Fam nekk koo xamante ni nag mu ngay def jaloore foofee ginnaaw nag bi mu amee ñetti ndam ci match de poule yi tey ji nag dafa war a tase ak ki nga xamante ni moom mooy doomu américain bi di Luka Pilit ci huitième de finale yi moom nag kii di doomu sénégalais bi di Cheikh Fam kon nag yaakaar gi lépp jamono ji mu ci kawam ndaxte nag bii mooy gulet Sénégal di bokk ci compétition yooyu niki démb nag Bayern Munich dafa wulli waat FC Barcelone ñetti bal ci dara comme na mu ko daane woon ca bu njëkk ba doomu sénégalais gi di Bouna Sarr joué na ci match ba ndam loole nag tax na ba Bayern Munich moom yegg ci huitième de finale yi waaye nag ci côté FC Barcelone ñoom nag dañuy dem joué ji li nga xamante ni moom moo di nag Europa League Thomas Müller moom moo njëkk a dugal laata nag Leroy Sané di doggaliwaat mbir mi ci ñaareelu pàcc ki nag ki nga xamante ni moom moo di Musiala moom moo dugal ñetteelu bit bi nga xamante ni moo tax FC Barcelone ñàkk match boobee ci groupe boobu kon Barcelone moom moo jël ñetteelu place bi équipe bi nga xamante ni moom mooy Dynamo Kiev jël ndaare tirage au sort nag huitième de finale yi daañu ko amal nag altine bu midi jotee. ginnaaw tàggat yaram dañu ndar képpe yi lay jotaayu xibaar ak li nga xam ne rek mooy métier du jour tey ji suñu naataango Yande Faye dafa demoon rek seeti ñi nga xam ne rek ñooy coiffeuse yi ñu gën leen xam ci jigéen ñi nga xamante rek dañ fi nekkee ngir taaral seen moroomi jigéen ñi rawatina sax ndaw yi ñu seetaan élément bi ak Yande Faye. xëyu bés bi ñu leen andil tey nag nekk ñi yëngatu ci wàllum salon maanaam defar bopp ak lépp lu jëm ci toppatoo kawar ñu dem ca Baobab fekk fa waa Baby Love salon kii di Elisabeth daal di ñuy xamal ne ñoom ci wàllum defar bopp la ñuy yëngatu kàddoom li ëpp ci ñi ñuy defaral seeni ay bopp nekk ay tout tànk. maa ngi tudd Elisa nekk salon Baby Love ñu ngi Baobab en face Masque Senior 2 dañuy létt xale dañuy létt mag dañuy def traitement de cheveux dañuy def pédicure manucure donc nous on fait du tout mais xale yi la ñuy gën a létt 90% yi mun naa ne xale la. tamit dañuy toppatoo sa kawar toppatoo boobee nag bari na ay fànn yi ñu koy defaree dinañ saytu sa kawar ba noppi ngir ñu xam ban traitement la méngool. traitement yi traitement dafa am différence de prix par rapport produit parce que Misani ak Kantou ak Revlon kii bi olive bi bokkuñu prix léegi au choix ci cliente bi la wala cliente bu xamul bu ñëwee laaj ñu suñu avis dañ koy décortiquer bu nekk produit bu nekk lu muy signifier ci bopp ak ci karaw. ñoo ngi def ñetti xeetu traitement benn bi moo ngi tudd Misani bi ci topp Canton bu mujj bi nag nekk olive. waaw yor naa fi 3 différents produits yi ñuy def traitement bii mooy Misani je pense que ñu bëri xam nañ ko bii mooy Misani je pense que ñu bëri xam nañ ko salon yu bëri ñu ngi koy utiliser clients yu bëri aussi tamit ñu ngi koy utiliser Misani bi bu ñu koy def du ñu ñëw directement cliente bu ñëwee nga ne dama bëgg def traitement ñu defal ko non non da ngay ñëw ñu defal la diagnostic dina diagnostiqué ba pare xool sa différence su type de cheveux nu mel ñu doog la defaral produit bi. Kantou bi léegi presque moo nekk au mode parce que ñëpp nappi la ñuy def ñuy def défrisage bëri tout majeure partie moom la ñuy utiliser. bii aussi tam pareil olive oil bi tam pareil par rapport ak Kantou bi mun naa ne ñoom ñoo xaw bokk rôle bu ñuy joué ci karaw. dinañ jaay tamit ay produits yu yokku taar. ñun ci lépp la ñuy dox une polyvalent la dañuy jaay produit jaay déo jaay par lépp la ñuy jaay bàyyi ñu dara. sa bopp nekk loo xam ni war na bépp jigéen kon nag dafay baax yenn saa yi ñuy dem ci salon yi ngir defar suñu bopp yi ak suñu yaram. jërëjëf Yande Faye jàpp naa ne jigéen bu ne rek yenn saa yi war nga di dem ci salon yi ngir ñu mun laa defar nga gën a wone sa taaral mbokk yi mu nekkoon xibaar yi gën a fës fii ci Time for Africa ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah.